êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal. Le point de la rédaction mbokk internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante ak mbégte teewaat fii fas yéene faram-fàccee bépp actualité rawatina les faits divers du ma ci wet Moustapha Mbaye laa ci àndal maa ngi lay nuyu bu baax Moustapha di la bàyyi nga nuyoo ak mbokk internet yi seetaan Sunugal 24. maa ngi lay fay Cheikh Mahfous di am mbégte à chaque fois di dellusiwaat fii ci plateau bi ñuy waxtaanee lépp loo xam ne actualité la te ñu am yaakaar bu baax a baax ne nit ñi ñu ngi ciy jariñu. ayca tey nag Moustapha tey faits divers la ñu am muy mbir bu grave moo xam ne si ni mi ngi amee foofu ci cité Dabakh nekk fële ca Kër Ndiaye Lo muy kër Boy Kayre nekkoon fii lutteur muy mbër moom la ñu attaqué ay defkatu ñaawteef ñoo dugg si këram tiré fa ay bal ba yóbbu nañ fa juróom ci ay laadum yoo xam ne si ni doon na leen yar foofu donc mu nekk mbir moo xam ne si ni moom la presse bi xëyee ñu fas yéene ci waxtaan wax ci li nga xamante ni moom mooy wàllu sécurité communautaire ma nga xawee fële nag ci cité Dabakh nekk ca fu la ñuy wax Kër Ndiaye Lo moom nag bi ñu ko jotee téléphone tamit lii la ñu nettali mu ne gars yi dañuy ñëw ci guddi gi attaqué li nga xam ne si moom mooy gétt gi ci kaw terrasse bi la nekk bi mu jógee taal lampe bi ci la ñu dóor ay sox mu mujjee dellu ci biir ndax njabootam ñoo nekk foofu bëggul jël benn risque di leen indi la benn problème donc noonu ci la ñuy jiitalee li nga xamante ni moom mooy laadu mi nekkoon foofu mu toll ci juróom ñu yóbbu ko moom nag déposé na plainte ba tey bi ñu ko woowee ci la ñu xamale li nu mel déposé na plainte contre X foofu ca gendarmerie ba waa gendarmerie ñëw nañ ca biir kër ga ñu def li nga xamante ni moom mooy constat noonu la mbir ma demee Moustapha donc ci la bëgg tey ñu waxtaan ci def ci yaatal waxtaanee li nga xamante ni moom mooy sécurité communautaire parce que zone bii di Kër Ndiaye Lo moom mi ngi bokk ci zone Sangalkam donc gendarmerie bu Sangalkam ñoom ñooy gérer foofu mu mel ne rek dafa xaw a nekk zone bu yaatu pour ñu ratisser foofu xam naa dina xaw a metti lool. alors bi nga gisee bi nga déggee mbir mi nga ñu xëyee ko presse bi di ci wax moom également ñu woo ko mu metti la ko lool ban jàng nga ci am. waaw tout d'abord damay wax ne rek c'est pas une première parce que ku xam ñi nga xam ne tey jii question bi ñi ko gis ñi nga xam ne ñëpp dañuy yar ay mala xam nañ ne c'est pas une première ay defkatu ñaawteef dugg ci kër yor ngànnaay def tout pour yóbbu li nga xamante ne mooy jur gi fa nekk te ku xam ay laadum xam yeneen xeetu raasu xare yëpp xam ne ay mala la yoo xam ne dañoo cher bu baax a baax facilement rek mën nga ci am ay millions benn beeg ñaar bi donc sàcc yi koy def ay mbir la boo xam ne c'est prémédité dañuy ñëw yor seen ngànnaay ak yor yëpp ce qui veut dire que moom bi nga ma dégluloowee élément sonore bi sax da ngay dégg mu ne yàlla moo baax rek waaye bakkan mënu na ci rot parce que envoyé na aussi tamit ay photo envoyé na ay photo yoo xam ne bali nit ñi dóoree nga xam ne ñii vraiment ay assassin dëgg lañ ku yor bal di ko dóor ci kaw nit wala di dóor pour tiital ni bu ñu defoon sax ay tir de sommation ñu mën a wax mais di dóor muy dal ci ay karok yooyu yëpp nga xam ne ñii def lu baax taxu leen woon a jóg parce que donc fait bi ni ñu ko defee loolu tamit ñëpp ko ñaawla mais dafay poser benn question boo xam ne dafay nekk une lancinante question bi dafay revenir à chaque fois mooy question vol de bétail d'accord en 2017 fexe nañ ba corser peine bi mu jóge ci 5 ans dem ba 10 ans am amende boo xam ne mën na dem ba 500 000 francs mais teewul ba tey sàcc baa ngi wéy di am ñi ngi wéy di sàcc jur dëkk village yi ak dëkk reculé ñoom ñoo ci gën a sonn parce que dëkk yooyu boo xoolee sécurité bi dafay am problème fu mu toll da ngay gis benn dëkk boo xamante ne benn àll bu mag lay doon ay hectares nga yor fa ay nag yor fa lu nekk mais benn surga nga fa am wala ñaari surga ce qui veut dire que à chaque fois bu ñu fa wàccee dafa descente ak ngànnaay yi ñuy yor rek surga bu facilement ñu neutraliser ko teg ko na le donc loolu pour man boo yoree benn bërëb boo xamante ne ay millions nga fa def d'accord doole yemul mais war nga wut benn agent de sécurité wala ñaari agent de sécurité am sax day wut benn kii autorisation port d'arme di la mën a aar parce que tamit koom-koom la quoi qu'on puisse dire. Parce que c'est des millions. Non, c'est des millions. am na ñoo xam ne moom 5 lox mais am na ñoo xam ne ils ont des dizaines yu ñoo xam ne seen kër la nekk mais ñooñu tey ji fekkente ne yow sama kër mënuma d'accord ma xuus ma garder fa benn bien boo xam ne mi ngi toll su ma ko estimé yëpp dina doon 20 millions ma teg fa kenn koo xam ne 50 000 laa koy fay par mois mais c'est déraisonnable kenn mënu ko nangu su fekkente ne damaa am 20 millions wala 30 millions yoo xam ne jur la maa ngi ko def sama kër nguur benn agent de sécurité boo xamante ne da nga koy fay xaalis bu mat mu toog fa di def liggéey bi na mu fa waree je pense que loolu bu ñu ko defee ñoom tamit dina leen mën a suturaal tuuti
mu mën a wàññi yenn dégâts yi parce que doo yor ay millions tamit di ko def ci yenn bërëb yoo xamante ne sàcc bu duggee rek mu jot si. mais c'est pas la première fois foofu muy am ay cas yu mel nii parce que Boy Kaïré précisé na ko nee na am na ñett ñoo xam ne si ni ñu leen wër ñoo xam ne si ni am nañ attaques yu mel noonu donc mu mel ne que ni interpellé na li nga xamante ni moom mooy ñi yor sécurité bi ñu bàyyi xel bu baax a baax ci zone boobu. non c'est des attaques récurrentes. man li ma la wax ne xam naa ci dara parce que booru Bambilor Sangalkam Njaxiraat Noflaay xam naa fa parce que dund naa fa benn moment. ce qui veut dire côté boobu sàcc fa jur wala ñu attaqué la dugg jël say xar ak yooyu bu lu fa comme lu banal la comme ni ñuy sàccee téléphone portable yi nii parce que dañ koy def mën naa ne 90% wala 95% bu ñu ko defee dañ koy def réussir dañ koy def jàll parce que pourquoi dañ koy def réussir même stratagème bi la ñuy utiliser mooy lan dama yor samay arme su ma duggee su ma tiiree xam nga fitalu guddi boo nee téll rek ñëppay tëdd surtout fu lëndëm boo nee téll rek kenn du xam fu mu nekk kenn du xam kan moo tiiree de ce fait que boo nee téll rek ñëpp daal di effacé wu écarté wu nga jël li nga jël taxañ ko rapidement def sa oto départ daw donc argument yooyu ñu utiliser ak façon boobu ñu utiliser à chaque fois mooy waral di leen yombal càcc gi te loolu ñooñu di ko càcc dara du leen ci fekk loolu moo waral tamit bon je ne dis pas dara du leen ci fekk mais di ko sàcc te duñu leen teg loxo wala pour ñu teg leen loxo dafay jafe loolu moo waral à chaque fois ñu di ko def et dafay interpeller encore une fois autorités yi ñu leen di gën di jàppale di xool yenn stratégie la ñuy teg su ko defee di accompagner ñooñu nga xam ne dañuy yar parce que sàcc bi am na beneen mbir bu nekk ci ginnaaw mooy comme bi nga xam ne daf koy nasaxal parce que su ma juumul am na benn directeur de l'élevage j'ai oublié son nom bu waxoon ne dina coûter Sénégal lu toll ci 2 milliards par an sàcc vol de bétail bi donc mbir la boo xamante ne dafay nasaxal sax suñu koom bi et malheureusement jàngoro la joo xam ne dëkku kaw yi ñu ngi koy souffrir bu baax a baax et il faut que ñu jàppale leen ci sànq maa ngi wax ne il faut que ñoom tamit ñu def effort boo yoree yenn somme yi nga fexe nooy defee ba aar ko waaye il faut tamit autorité ñu jàppale leen parce que am loo xam ne si ñoom la jëm tamit. mais Moustapha li ci gën a doy waar Boy Kaïré bi ñu ko jotee téléphone ci suba moom bi ñu ko laajee ndax ñi nga xamante ñoom ñoo def ñaawteef boobu dañu yoroon oto mais nee na yoruñu oto donc mbir mi ni ñuy def ba yóbbu xar yi jaaxal nañu bëri. waaw xam nga ñooñu ñi ko def ce qui est sûr mooy xam nañ kër gi. parce que ma wax ci ay waxam nee na li tax ñu ñëw jubal foofu ak xam nga sàcc du ñëw sàcc fenn première fois rek balaa moo sàcc fenn dina dem xooli ji wala mu dem ñu xoolal ko. ñu ngi gis braquage bi amoon fële Centenaire ni mu demee ak waaj bi mu duggee ni mu doon waxee téléphone am ku mu doon jokkal koo xam ne moo ko doon joxee indication c'est-à-dire ñoom duñ dem à l'aveuglette noonu dem rek di sàcc ji noonu ça ne se fait pas parce que loolu tamit mën nga dem tombel doo xam buntu yu ñu mel ak yooyu chaque fois dañuy fexe nu ñu def ba am fa information yi war yi dëgg ñu am ko donc man bu ne yoruñu woon oto peut-être man damay demee ak prudence dama naan peut-être gisul oto bi wala gaar dañ ko gaarewul dañ koy gaare fenn parce que lu mat 5 laado mënoo koo yor noonu tii ko di dem ak moom suba tegg noonu peut-être am na fu ñuy làq oto bi bu buñ làqati ko moom xam nga oto yëpp ay indice lay bokk bu gisoon oto bi tey mën na ne naam oto bu mel nii la wala mu jël matricule beeg yooyu donc ñiy def loolu xam nga ne ay defkatu ñaawteef dañuy jël seen matuwaay ca war ce qui est sûr mooy am na fu ñu gaare oto bi am na nuñ ko làqee wala nuñ am loolu nag mooy dimbali après ñu dem yóbbu ko fenn wa ilaa mu am benn bërëb boo xamante ne mën nañ ko faa làq te du sax sori ci kër gi foo xamante ne bu moment bi bu occasion présenté war ñu mën a génnee xar yi am fu ñu dem ak moom am na mbir yu bëri yoo xamante ne dafay am yoo xamante ne parfois yow doo ko mën a maîtriser parce que ñoom ñi def ñaawteef bi ñoo mën a taxaw expliquer ko ñun nag liñ ciy am ak liñ compréhension bi ñu ciy mën a am rek mooy ce qui est sûr mooy jël nañ matuwaay yoo xamante ne moom la ñuy yóbboo xar yi maintenant nag li nuñ ko defee ak nu mu amee ak fan la xar yi nekk ak yooyu dina xaw a yéeme affaire gendarmerie ci kon mi ngi noonu enquête bi kon mu ngay wéy ñu ñëw ci wàllu sécurité ba léegi ni mbir mi demee insécurité bi ak ni mu mel ci réew mi dafay pousser à ce que nit ñi di fayal seen bopp mooy li ñuy wooyee la loi du talion donc ba ma bëggee rey ma rey la parce que li nu mel ni comme li xew démb fële ca fi nga xamante ni moom mooy cité Dabakh foofu ci kër Ndiaye Lo ki nga xam ne moom mooy Boy Kaïré bu fekkoon sóoraalewul njabootam bu yoroon arme rek mën a tiirante ak ñoom te bu boobaa musiba mën na am mais toujours nga gis ko xam nga parfois maa ngi ko doon wax léegi mooy volet économique bi imagine toi Mahfouz nga jël nga investir lu mat 15 millions wala 20 millions foo xamante ne da nga ko def seen kër ci kaw mooy sa wéttal soit da nga def départ volontaire wala da nga bàyyi sa liggéey yëpp investir ci parce que business la boo xam ne nit ñaa ngi ciy gagné xaalis nga xëy benn guddi ay samba booy jóge fële yor seen gànnaay ne dañ koy yóbbu mu leer na yow lii buñ ko yóbbu amatoo loo def tu reprends à zéro mais sa bakkan nga leen di jaay toujours nga gis fi genre cas yooyu fital yi def nii wala suñ la ëppee doole boo yóbbu ko après yow foo gisatee sàcc wala foo déggee sàcc wala buñ sàcc sa dëkkandoo fital boo njëkkee da nga koy rey parce que da nga naan ñii ay assassin lañ te en réalité ay assassin lañ parce que ku ñemee def yenn yi nit ku ñemee jël xaalis suñu di ko yóbbu ku ñemee jël fital sox tiir ko ci kaw nit kooku en réalité assassin la léegi nag loolu nag li ci mën a gën a dalal xel mooy d'accord aspect législation bi d'accord nañ ci
mooy ñu corset daaneek yooyu mais dañ ne bu fekkente ne législation fayu ko dafa xaw a na sax wala amu ci am doole bi nii dafay laaj beneen taxawaay ak beneen comportement bu muy laaj damay def benn digression tuuti dugg ci affaire viol yi xam nga viol tamit criminalisé nañ ko fi ñëpp gis nañ ne criminalisé nañ ko boo ko defee léegi li la ci fekk maanaam peine yu dul jeex la mën tëj ba 10 ans ba ca giiru dund kenn xamul loolu lépp am na ci viol bi mais gis nañ ba tey ñu ngi wéy di violer xale yi ñu ngi wéy di violer tout tànk yi kon mu mel ni d'accord législation bi daf ciy am solo côté juridique bi fexe ba corset daani mais dafa am beneen volet société boo xam ne tamit il faut que ñu koy bàyyi xel waaw mooy c'est-à-dire prévention bi il faut que prévention bi ñu ciy bàyyi xel te prévention bi dafay loo xam ne dafay concerner ki nga xam ne mooy yar dafa am loo xam ne état bi moo ko moom nee nañ dañuy faral di wax naa ne jamaa wala wurus kenn du ko denc foo xam ne amul caabi dañ koy wax wolof daf koy wax ça veut dire que boo amee sa bien wala mu toll ne ni càggante daf ci am parfois càggante daf ci am ak daal xel duñ ne sax càggante parce que tamit ku am ay millions wala yenn yi pour man di nga jël matuwaaye ca war su ko defee denc leen foo xamante ne amaana nit du ko gaaw a jotee noonu mais xam nga defkatu ñaawteef dëgëreem ak lu may wax nu ma ko mën a waxee sax ni muy demee arñi bi muy demee ak yéene gi muy demee amaana yow mi ko moom sax doo ko demee noonu waaw comme ni ñu koy faral di waxee ci wolof rek addu kalpe li ko kalpe jaral bu ko jaraloon borom kalpe du dem ça veut dire que kon donc ñoom parfois war nañ mën a jël yenn précaution yoo xamante ne waxuñu kenn mu jaay bakkanam wala affaire yooyu mais fi ngay denc sa jur fi ngay denc mala yeeg yooyu mu doon foo xam ne day am sécurité d'abord nga xam ne lépp loo waroon def nga ko wàccoo ak moom te foofu duñu yaakaaruma ne ñi nga xam ne ñëpp dañoo yor ay laadum ku xam laadum nu mu chéré ak xaalis bi ñu ciy def fi ñu koy def duñ ko garder bu baax loolu ñëpp xam nañ ne moom côté boobu moom wax dëgg yàlla xam naa ne dinañ ci def effort bu am solo léegi nag beneen côté bi nag mooy volet bi nga xamante ne état bi moo ko moom état bi il faut que mu leen di jàppale ñoom tamit ñu trouver naka la ñuy def ba li liggéey ak état bi. acca Moustapha mu nekk loo xam ne si nii lu doy waar la ñuy waxtaane question de sécurité ginnaaw li xew foofu ca Kër Ndiaye Lo ginnaaw ci Kër Ndiaye Lo muy Boy Kayré ñu sàcc ci ay xaram ay ñaaw def ko ñaaw tef ñoo dugg ci këram daal di yóbbu ay laadumam tiré fa ay sox mu nekk nag loo xam ne si nii tey presque moom la ñu xëyee mais Moustapha yaakaaroon ne mën nañ pour ñu jàppale leen comme ni nga ko waxee ñi nga xam ne si ñoom ñooy yarkat yi ak ñi nga xam ne si nii dañuy liggéey jëm ci wàllu boobu yaakaaroon ne état bi ni mu leen mën a jàppale moom mooy mu implanter ay brigade de gendarmerie wala ay poste de police yoo xam ne si nii de proximité lay nekk pour ñu mën a xeex loolu nga xam ne si nii dafay faral di am ci zone yooyu nga xam ne si nii dafa xaw a ginnaawee te ni muy màggee dafa yéeme dafay rëcc sax ñi nga xamante ni moom mooy autorité yi loolu kay même bu dul jur gi sax question de sécurité nationale la sécurité boo xam ne dina arranger képp koo xam ne ci gox yooyu nga dëkk parce que bu ñu fa amee ay poste de police dina tax sàcc yu ndaw yi ak ñi nga xam ne dañuy def yenn délinquants yi tuxkatu yàmbaay ak yooyu yëpp dinañ leen mën a dissuader ñu bàyyi yenn comportement yi au delà de mbirum sàcc bétail bi ñu doon waxtaanee léegi dafay dimbali askan wi poste de police buñ ko gën a yokk ci gox yooyu mais tamit dafa am beneen mbir boo xam ne tamit il faut que pour man ñi nga xam ne dañoo yor yenn jur yi ñuy liggéey en collaboration ak police bi soit benn agent de police lay doon wala lu mu munti doon man su ma yoree ay laadum wala ay dara sama kër dinaa fexe kat ba nu ma dugganteeg ñoom dem ma wax leen ko am naa ay jur nangam sama kër su ma mënee am numéro kenn comme ni ci police bi lay liggéeyee wala su ma gisee lu ma jaaxal ma woote wala fexe daal nu may liggéeyee ak ñoom su ma gisee loo xamante ne yéem na ma am ak ñoom contact parce que parfois dañ naan da nga leen di woo doo leen jot parfois ñu ne da nga leen di woo doo leen wala nga woo leen ñu yéex a ñëw parce que Boy Kayré nee na woote na mais jotul waaw doo jotul donc pour seen sécurité ñoom tamit pour man war nañu mën a def loolu jéem a fexe ba jéem a xam nga police bu fekkente ne jot ko yombul sax mais man mi nga xam ne man xam naa ne man li ma yor sama kër bés dina ñëw ma soxla leen sàcc lay doon wala leneen lay doon ma dem kat ne la man kat dama yor jur nii ak nii ak nii la demee su ma sañoon kat ngeen boole ma ak sàngam ak pour su ma leen soxlaa jot ma jot leen toujours rek nga xaw a ñaaw njort ci prévention cadre prévention lay dugg koo xamante ne soo ko woowee di nga ko jot direct moo xam ku mu lay boole ci police ba yooyu dina la gën a mën a yombal liggéey mais su fekkente ne par exemple c'est le cas contraire nga yor ay millions nekk ci digg àll bi nga xamante ne day leer nañu xam nga Boy Kayré sax kër bu lañ ko jëlee mais am na ñoo xam ne ci biir seen biir tool lañ koy fekk jël ko fa parce que si biir tool lañ yare yenn ay nag yoo xamante ne nag yoo xam ne ay nagu raas ay yoo xamante ne ay xaru raas la ñoom ñëpp ñu fekk lañ ci biir tool yóbbul te moom sax nit ñi dañ koo xam moo tax ñu médiatiser ko nii mais am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ngi dund vol ci biir dëkk bi te kenn du ko médiatiser kenn du ko yëg dañuy ñëw gaari seen oto tënk lépp yóbbu ko tiir seen ay fital dem te duñ am fuñ ko jooyee duñ am fuñ ko waxee wala nga dégg ci benn correspondant benn quotidien bu koy bind ko
après kenn du ci wax sax ñu liir ko daal ne ndeysaan daal di bàyyi noonu ce qui veut dire que am na ñu bëri ñoo xam ne tey jii daanaka dañoo dee di dund parce que li leen ko waral mooy ay sàcc ñoo leen ko def kooku nag tey jii ëllëg bis bu doxee ba génn daje ak sàcckatu jur waxuma la yóbbu police waaye boo moytu sax mu ray ko acca kon mi ngi noonu li ñu ci doon ci waxtu daanaka jeex na dama lay bàyyi nga def sa kàddu bu mujj ñu yëkkati jotaay bi. waaw sama kàddu gu mujj gi may wax rek mooy ñu dimbali mbokku éleveurs yi parce que li ñuy def am na léegi business la commerce la boo xam ne c'est très lucratif ça rapporte beaucoup dafay indi xaalis bu bëri te loolu ku fréquenté tuuti ñi nga xam ne dañuy dund ci commerce boobu nga xamante ne xaalis lañ ci financé xaalis bu bëree ciy dem kon kooku ñooñu tey ji soxla nañ sécurité bi ci waar léegi nag ñoom à leur niveau nañ jéem a xool nu ñuy dajaloo xool def ay propositions certainement am nañ ay association wala rassemblement quelque chose comme ça ñu def ay propositions bu ñu defee ay propositions xool naka la ñuy def ba gën a ñoŋal seen sécurité je pense que bu ñu ko defee appuyé ci état bi aussi tamit ñu xool nu ñuy def bu ñu mënul am ay agence de sécurité ñu xool ay agence yoo xam ne ñoom nu ñu koy lijjantee ba seen biir ba nga xamante du doon fajal sa bopp waaye ñoom dinañ leen mën a aar ci yenn yi parce que mënoo am benn kër wala sa kër wala nga am benn verger boo xamante ne tu as investi des millions là-bas amul gardien yow sa kër da nga yaakaar ne boo ko caabare tëdd noonu te def ko tu ñaawti xam nañ ne lii moo fa nekk donc dafay doon benn mbir moo xam ne tamit dafay xaw a yomb tuuti ñu siy bàyyi xel bu baax a baax di veiller ci sécurité bi état bi aussi tamit jàppale leen je pense que bu ñu ko defee mbir mi mën naa tane tuuti. cant ak ngërëm yàlla la. acca bi ngi noonu le point de la rédaction la woon ñu amoon mbégte loolu doon leen ko digtal di jaajëfal bu baax a baax ñi nga xam ne si ñooy safu di seetaan suñu ay programme nekk fii ci biir réew mi ak bitim réew di remercier également ñi nga xam ne si ñoo jàpp ci émission bi tey nag ñu am assistante Dóor waar moom moo nekk ci li nga xam ne moom réalisation à côté technique bi Eva ak Diarra ñoom ñoo ko feggu ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox dig daje suba incha allah beneen plateau ak yeneen actualité. Vous êtes témoin d'un événement où vous avez des informations d'intérêt national, vous pouvez filmer et envoyer par email à infosunugal@gmail.com ou contacter le 78 140 56 56 disponible sur WhatsApp. moo xam da nga fekkee xew-xew moo xam da nga am information boo xam ne da nga bëgg ñëpp jot ci ni ngay def yomb na yónnee ñu ko suñu adresse mail bii di infosunugal@gmail.com wala nga woo ñu su numéro 78 140 56 56 mbaa nga yónnee ñu ko WhatsApp ci boobilee numéro boo ko defee àddina bi yëpp dinañ ci jot Sunugal 24 yéen nañ fi nekkal.